Sow Info au service des Niayes. salaamaaleykum mbokk yi ñuy suivre seen chaîne YouTube Sow Info tey nag ñu amaloon benn spécial plateau bëgg a waxtaane ci yorinu forage bi depuis bi nga xamante ni waa Aquatech yor nañ ko jafe-jafe yi nga xamante ni moom la forage bi di jànkonteel tey nag ñu dalaloon ay ñoo xamante ni seen kàngam màcc na wala ci yorinu forage bi am na loo xamante ni dox nañ ko ci am na loo xamante ni wax nañ ko ci ki ci nekk son droite mooy Adama Mar, président du comité de santé de Sow. ki ci topp mooy Massila Mbaye Oustaz Massila Mbaye xam-xama màcc moom itam ci wàllu yorinu forage bi ak monsieur Mor Thiam, conseil du village, responsable politique à Sow, ak un membre de l'ancien bureau muy tudd Birama Ka. xam naa ne rek ki ñuy jëkk a jox kàddu gi mooy Oustaz Massila Mbaye am question yoo xamante ni moom lañ koy laaj ci wàllu yorinu forage bi dañ doon laaj ba xam Oustaz Massila Mbaye depuis bi nga xamante ni privatisé nan forage bi ndax rencontré ngeen waa Aquatech te ba ngeen leen rencontré lan moo nekkoon sabab bi. mbokk yi suivre chaîne YouTube bi Sow Info di nuyu tamit grand yi nga xam ne ñoom laa toogandool muy Adama di Mor di itam Birama di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñoo am initiative bu rafet bi mu mel ni ci question bu Déthié Mar bu dee ñu jëm ci waa Aquatech xëy na ñoom bi ñu yoree forage bi ak léegi surtout bi ñu koy soog a yor am na ay jataay yoo xam ni yàgg nañ koo sàkku pour toog ak ñoom dëgg la ci début bi jafe woon na trop parce que def nañ ay démarches pour dem ci ñi nga xamante ni ci jamono jooju ñoo jiite forage bi dem nañ ci conducteur bi pour mu jox ñu numéro ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa Aquatech mais jamono jooju pour am sax contact bu ñu leen jote booba yombul woon waaye ci la ñuy def noonu di def noonu ba mujj benn bés Mormar mi am chance waxtaan ak ñoom ñu dikko ne ko dinañ fi ñëw yaakaar naa bi ñuy daje këram booba c'était le 26 mai 2019 ay vers 11h ñu daje kër Mormar jour boobu Aquatech yable nañ fi parce que am na ku leen fi ñëwaloon waxtaan ak ñun ci point yu bëree bëri kon li ma ciy tontu rek mooy mus nañ daje ak ñoom waaye benn boobu la ci li ma yëg benn daje boobu lañ daje bari na it yoo xam ne si ñoom wax nañ ko fa bari na it ñun yoo xam ne sàkku woon nañ ko ci ñoom ci jour daje boobu noonu. est-ce que mën na noo xam li nga xamante ne wax ngeen ko fa ñun ñu ko wax. waaw bi ñu fa dajee tamit ñoom bari na trop yuñ fa ay questions yuñ fa abordé parce que jour boobu man maa nga fa woon Mor Mar mu nga fa woon conseil Ndioba Ndiaye mu nga fa woon Abdou Ndiaye mu nga fa woon Paate mu nga fa woon ak Amadou Dem yaakaar naa bu ma juumul ñooñu ñoo ko fekke woon. ci liñ bokk na ci li ñu wax mooy ñoom wax nañ ak ñun ci côté dette bi nga xamante ni dëkk bi yore woon na ko muy bor bi nga xam ni waa dëkk bi yoreeloon nañ ko forage bi parce que toog nañ ay weer yu bari yoo xam fayuñu ndox. mais ci biir weer yooyu ñoom bi ñu dikkee ñun li ñu leen wax mooy dëkk bi xëy na ñoom lebuñu maanaam yéen da ngeen leen a lebal te lebuñu leen kon donc bor boobu bu ngeen ñëwee pour forcer leen ko ñu fay ko léegi loolu day jur problème donc il faut ñu waxtaan ci naka lañ koy fayee ñoom ñu ni dinañ ko fay mais dañ koy fay par tranche maanaam bu ñu ñëwee rek ci weer bi ngeen tollool moom ngeen di fay waaye weer ba ca toppaat nag dañuy commencer ca premier mois bi ngeen ñu jëkk a yoreel di def chaque weer ñu dugal benn pourcentage. bakara muy mat mais nag bi ñu commencé nag xëy na ñoom nañ ñu ko diggee woon ak ni ñu ko doxalee am na wuute ndax bi ñu ñëwee facture yi ñu njëkk a joxe yëpp dafa jur problème dëkk bi yëpp ñuy def ay réclamation yaakaar naa ne bu ngeen defoon micro trottoir laaj waa dëkk bi dinañ xam ne li ñuy fay ci ay facture ak somme bi ni mu élevé loolu du yoon te itam boo ko calculer tamit xam ni ñoom jëfandikoowuñu seen xam-xam pour facturer nit ñi. waaye dañuy facturer nit ñi rek ci anam boo xamante si ni waa dëkk bi xamuñu ko. ñun waxoon ak ñoom ci qualité ndox mi ñuy naan parce que loolu lu am importance la biñ leen ko waxee tamit ñoom lépp lu mu mën di doon boo leen ko waxee dañ koy jël ñoom ñu xëpp ko état bi. parce que lim ñu wax mooy état bi ñoo signé woon ak Aquatech pour ñu jox leen forage yi yaakaar naa côté 2017 jël nañ plus de 700 forages yoo xamante si ni dañ ko privatiser ñu jox leen ko ñoom nag li ñu diggee woon ak état mooy. dinañ fexe ba population bi di naan ndox mu baax dinañ fexe tamit ba fu forage nekkoon ñu defaraat ko
maanaam defaraat forage bi pour mu gën a normal nañ fexe ba ña fay liggéey tamit ñu employé leen ñu am pourcentage boo xam moom la ñuy fayeeku te yooyu yëpp yaakaar naa bu ñu ko nattee ci saaw gii nii yooyu yëpp noonu dara amu ci parce que ndox mi ba léegi ni satadoo bi meloon ba léegi noonu la mel def ngeen ci benn reportage benn jour qualité ndox mi ñuy naan ba tey jii may waxee yow tey la gën a bon ba xam naa ci dëkk bi ñoo xam ne si ni feebar nañu ñu tere leen ndoxu dëkk bi kon bu ñu demee ba àgg foofu maanaam ñun ñu ngi ci danger boo xamante si ni ñun xamuñu ko mais loolu lépp tamit ñun toog nañ ak ñoom ñu wax leen ko jooytu leen li nga xam moom la waa dëkk bi jooytu yëpp mais ba tey tamit amul benn saafara bu ci am ak yeneen i point yu bari yoo xam ne xëy na buñ gënee xuus dinañ ko jéem a leeral. Aquatech daan ñëw est-ce que ndax dafa am na sax ñu ni poste de santé bi ci xaalisu forage bi lañ ko defaree ñu laaj ba xam foofu mën nañ fi am leeral ndax avant Aquatech daa ñëw forage bi bénéfice bi daana ci poste de santé bi daana ci besoin benn aide daal daana ko ci am. asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi Massila Mbaye Mor Mar Birama Ka ak waa site Saw chaîne YouTube bi Saw Info di leen gërëm également ci initiative bi xam naa ne rafet na comme ni nga ko waxee rek forage bi biñ ko créé yàgg na lool te mosuñu am yaakaar naa ne mosuñu am jafe-jafe forage bi da daan dox normalement malgré sax jafe-jafe yi daan am suñ biir la daan nekk xëy na problème mu gestion la doon te mosuñu toog ba am ay problème mu ndox ñàkk naan ay problème mu coupure ak yooyu mosuñu ko am donc lii nag day wane ni rek bi état privatisé forage ba jox ko Aquatech comme ni ko Massila waxee engagement yi mu jëloon respecté wu ci dara donc ñàkk respecté engagement yi nag moo ñu dugal ci problème bi mais pour tontu la forage bi daana d'après comité bi fi njëkkoon a nekk daana participer ci déroulement poste bi ni muy doxee xanaa biñ koy soog a construire poste bi waa dëkk bi ñoom ñoo cotiser woon ba am ay salle yi ñu am salle yi dëkk bi ñoo ko cotiser mais poste de santé kii bi forage bi participer woon nañ ci xaw ma nag exactement à hauteur de combien parce que booba nekkuma fi woon mais am naa ay information ñu ni ñoom doon participer woon nañ ci forage ci kii poste santé bi waaw yooyu moom information boobu am naa ko mais nag xaw ma exactement ñaata lañ ci participer ak hauteur ñu daan participer. waaw ñu laajal ba xam avant ñoom ñu jël forage bi est-ce que mën nañoo def ay pourparlers rencontrer leen wala quelqu'un responsable avant ñu jël waa Aquatech doon jël forage bi. waaw c'est que loolu mooy problème bi gën a mag avant ñu jël forage bi rencontré wuñu woon maanaam benn comité bu restreint ñoom lañ rencontré dafa mel ni dañ ko def en catimini yàkkamti ko teg benn bureau benn GIE teg ko def placé ko parce que bi ñu koy def c'est ci kaw c'est au sommet parce que sous-préfet yaakaar naa ñëwoon na mais population bi impliqué wuñu leen woon xëy na bi ñu jëlee forage bi ba pare ci la population commencé am écho ni jël nañ forage bi teg nañ fi benn GIE mais pour wax la dëgg rek man personnellement ak ñeneen ñi mel ni man ñu ci bari yëguñu ko bi ñuy jël forage bi yaakaar naan bu fekkoon yëg nañ ko impliqué woon nañ waa dëkk bi yëpp xëy na du demee nii parce que am na ñoo xam ne ba léegi seen forage jëlaguñ ko parce que dañoo taxaw ne ñett daal di bañ mais ñun avant ñi bañ fekk na jël nañ ba pare kon xeex bi tamit day xaw a metti waaw. jël est-ce que itam amoon nga ci écho wala ñoom est-ce que bi ñu ko jëlee ba pare da wax nga ci ñi lay supérieur wala maire ak waa sous-préfet ci li nga xamante ni moom la waa Aquatech doon yore suñu forage. waaw asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di nuyu maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi muy Birama Ka Déthié Mar Adama Mar ak oustaz Massila Mbaye di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy suivre seen bi nga xam ne mooy Saw Info di rafetlu tamit jataay bi ak occasion bi ngeen nu may pour ñu indi ay leeral ci lu jëm ci wàllu forage bi yàlla na nekk loo xam ne njariñ la loo xam ne lu jëm ci askan wi laaj bi nga ma laaj noonu laaj bu am solo la parce que mbiru forage bi li ma mën a wax foofu mooy biñ koy jël jour biñ koy jël laa yëg ni dañ koy jël
maa ngi toog ay bor yi 3 heures jëm 4 heures yooyu Baye Abdou Aziz dem woo ma ni ma kaay wuyu sous-préfet ci forage bi ma ñëwee laa ko fekk mu toog ay ñoom Birama ñoom ñii waaw bi ma ñëwee laa dikk ñu tàllal benn contrat lire ko fa ni tey dañuy def passation de service yaakaar naa noonu laa ko yéegi noonu la demee beneen bi ci des mooy Aquatech tëbul tëb rek ñëw jël forage bi bu ñu waxantee dëgg def nañ ay négociation lu mat 2 ans def nañ ko ñoom Birama ñoom ñu yaakaar naa wuy ji nañ réunion ba taay waaw moo chef de village ndax bu mu saa joxe convocation yi man daanaa ko andi mais convocation buñ ko kasee nii mu jëm ci Aquatech xamoo lu ca nekk mais man xam naa ne doon wuy ji te xam naa ne ci forage bi la ñuy wax lu mat 2 at wuy ji nañ ko convocation yu bari su ma demee ci secrétaire wu mairie bi fi la daat jaar sous-préfet bu ñëwee bu war commune bu ci nekk bu amee lu muy def rek da koy jaarale ci secrétaire bi su ko defee mu xool responsable yi nekk yu zone yi ñu jox leen ko su ko defee man maa daat jël yu sonde ñaay muy forage su Jambaalo ak bu saaw andil leen ko su ma dikkee chef de village bi maa ko koy jox ak président communauté bi su ko defee ñoom ñooy convoqué membre yi nga kii ñu dem wuy ji kon ñoom yàggoon na noo jot information yi li tax nag ñoom wàccewuñ ko ci askan wi loolu moom ñoom ñoo ci mën a andi ay tontu waaw. beneen bi ci des mooy affaire forage yi tamit problème yi bi may am man comme que ci côté askan wi laa féete problème bu ma yëg rek xam nga lu may man jàllale woo samay kilifa wax ak ñoom mais bi ma waxee comme monsieur le maire ñoom kenn boolewu leen ci affaire forage yi waaw kenn boolewu leen ci affaire forage yi parce que ñoom it li ni man moom ci li mu wax mooy taxaw ànd ak askan wi pour xeex te soo leen boo leen joxee benn affaire ñoom it dañuy yéegalaat rek woowaat ñi ci kaw moo xam dinañ def moo xam duñu def man côté boobu tamit noonu rek laay doxale lu ma jot moom yëg nañ ko loolu rek laa mën a andi ci ay tontu ba ci kanam bu nu avancé ba ma amaat leneen lu ma leer. nga ni avant ñu jël forage bi ñoom dafa nan ay ndaje. te ndaje yooyu moom mi xëy na ci la bokk kon bu ci fekkante ne mën na ci indi ay leeral rek ñu xam. asalaamaaleykum yéen waa plateau bi maa leen di nuyu di nuyu sama xarit yi ma fi toogal muy Mor Mar Adam Mar Masila Mbay waaw man comme ni nga ko waxee yow de ci wàllu forage bi parce que boo ma am na loo xam ne boo ma ko ci laajee man dinaa la ci tontu waaye am na ci loo xam ne boo ma ko laajee man franchement du ma ci mën a tontu parce que man nekkuma woon président ACIFOR bi man secrétaire laa nekkoon. waaw mais am na leeral yoo xam ne mën naa ko ci leeral bien vrai que avant ñuy jël forage yi am na démarche yu ñu doon def mais démarche yooyu ñu doon def loolu mi ngi doon jógee démarche yaa ngi doon jógee ci président bi ak chef de village ak sous-préfet waaw démarche yi ci ñoom la leen jógee man rek comme que secrétaire laa nekkoon man ci wàllu maanaam lépp lu ñuy def ak lu ñuy bind man loolu laa fi toogee woon. mais am na loo xamante ni moom franchement bu fekkee da ngeen amoon lu ngeen bëggoon maanaam ñu leeralal leen ko ci temps ACIFOR bi il faut président bi toog mais ci wàllu GIE bi moom lu ngeen ma ci wax moom man dinaa leen ci tontu parce que man maa nekkoon président GIE bi waaw. jëndoon laaj ba xam maanaam démarche yooyu. bu fekkente ni defoon nga ko ñoom toog na woon waxtaan ak yéen ñoom lan la leen wax wala lan la leen xaatimal. non foofu man li ma leen mën a wax rek mooy temps yooyu président ACIFOR bi dañu doon xamal ne. forage bi ñun dañu ko dénkoon maanaam ñun bi ñu koy jox ñun dañoo xamaloon ni forage bi dañu ko dénkoon léegi nag ñi nga xamante ni dénkoon nañu forage bi ñu ngi ci ay tànk di ko jël waaw ñu ngi ci ay tànk di ko jël parce que boo xoolee région de Thiès ak Diourbel bépp forage bu fa ne Aquatech jënd na ko bépp forage bu fa nekk ci région de Thiès ak Diourbel Aquatech état bi jaay na ko état bi nag boo déggee état mooy OFOR waa OFOR seen bopp ñoom ñoo jël jaay forage fu mu ne nii mooy forage bu ñu jël bu ñuy jëlul seeni forage la même bu fekkonte ne am na forage boo xam ne ñu ngi ñëw di ko jël seeni askan wi nanguñu koo jël forage bi seen forage la.
waaw mais comme que loolu fekkante ne am na tamit te dañ mënuñoo xëccoo ak état. mais est-ce que population bi nga xamante ni ñoo la fal. bureau boobu ñoo ko fa teg dañ leen a fal. bu fekkante ni loolu am na est-ce que jotul woon population bi jot ci information bi ba noppi bu ko defee ñu doo ko xam ñoom ni ñuy réagir gënu ñu xëy suba rek ñu ni jël nañ forage. waaw man yaa ngi may pour sax may jéem a wax comme li ma la waxoon rek mais foofu sax d'accord franchement di bu fekkee dëgg la ñuy wax avant ñoom ñuy jël sax forage bi waroon nañu am benn rencontre boo xamante ni waroon na mën a am waaw mais bien vrai que comme ni ma la ko waxee parce que démarche yi doon am ñun ci yooyu la ñu sukkandiku diggante sous-préfet ak chef de village ak président AGEFOR bi démarche yi ñu doon def ay va et vient fu ñu toll rek ñun dañ koy xam bi ñu demee ba jël forage bi tamit au moment nag fekk na nag démarche yooyu nag moo leen permettre nag automatiquement ñu rapidement ñu joxe forage bi waaw. léegi ñoom bi ñu ko jëlee est-ce que ñoom dañ leen a wax ngeen mettre en place un GIE. waaw foofu jour bi ñuy def passation de service Mor Mar mi ngi fi woon. moo fa représenté woon maire man maa ngi fa woon Assane président bi mi ngi fa woon ak quelques membres yoo xam ne dañoo bokkoon ci bureau AGEFOR bi ñoom bi ñu ñëwee dañoo joxoon benn contrat de prestation boo xamante ni maanaam moom mooy contrat GIE bi ba pare ñu xamal ñu ci kanamu sous-préfet AGEFOR bi daan liggéey foofu bu fekkente ne bëgg naa liggéey ak Aquatech il faut ñoom ñu organiser former taxawal benn GIE boobu nag mooy tax ñoom ñu mën a permettre liggéey ak ñoom dégg nga léegi bi ko defee ñoom ñu ni comme que AGEFOR bi ñoo fi nekkoon di liggéey te daaw ñu woon leen fay te daaw ñu woon gis seen bopp comme que nag Aquatech ñëw na. te léegi am na loo xamante ni mi ngi koy bëgg ci diggante ak population bi maanaam taxawal benn GIE ñun AGEFOR bi nañ taxawal benn GIE ñoom ñu mën a liggéey ak ñun. te itam boo gisee tamit ñun tamit wooñu population dëkk bi pour ci taxawal GIE boobu ñun fu ñu sukkandiku woon mooy sous-préfet ak Aquatech dañoo xamaloon ni ñun ñi fi nekkoon di liggéey mën nañ continuer liggéey ak Aquatech lii moo tax woowuñu woon kenn ku bokk ci village bi pour bi ñuy taxawal GIE bi. may laaj foofu noonu yéen. population bi ngeen war a rendre compte. wala mairie bi wala préfet bi ndax su ma déggee loolu. c'est comme si que ñoom. peut-être dañ leen di dicter. te yéen population bi ñoo leen faloon. bu fekkente ne ñoom ñoo leen fal. bu fekkee GIE dafa ñëw. même bu fekkente ne Aquatech daa jël forage. dañuy supposé ni. bureau boobu nekkatul. ndax bureau boobu avant Aquatech la. léegi beneen bureau bu fekkente ne daa war a am. population bi lan war a concerter lan moo tax loolu defu leen. non foofu yow AGEFOR boobu bureau bi dee na bureau AGEFOR bi boobu dee na ba pare état bi jël na jox na ko benn société boobu nag moom moo xool mu ni yéen ñi taxaw leen GIE ma liggéey ak ñoom loolu boo xoolee peut-être presque mën naa ne sax population bi loolu li société bi daf seen yoon nekku ci parce que ab société la ñoom ñoo xool ba ñu neex leen ñun leen yéen ñi taxaw leen GIE ma liggéey ak ñoom peut-être nag am na loo xamante ni ñoom ñi nekkoon ci ñi taxawal GIE bi mën nañ gis ne ñun ñi kat ay doomi dëkk bi lañu peut-être nañ ko jéem a xool nuñ ko xëccee ñeneen bon ñu jéem a bokk ci bureau bi su la neexee itam ñi fa neewoon rek mën nañ former waat seen GIE continuer parce que boo xoolee même le cas du conducteur tamit ñoom presque mën naa ne foofu ñoom ñoo jël seen conducteur te ñoom ni ñu jëlee seen conducteur tamit ñoom yow mënuma ci dara ñoom ñoo xool ñu ni kat conducteur bi moom lañ fi fekk mu yore forage moom la ñuy continuer signer ko contrat mu ànd ak ñoom. li ma mën a indiwaat ci leeral ci problème passation de service boobu mu ne woon Mor Mar ma nga fa woon moo fa représenté woon maire li ma ci gën a leeral rek mooy maire woowu ma woon benn yoon ni ma dañuy def passation service forage Saaw kon ma am lu ma wax ak moom ma ne ko kon loolu buñ ko mën a yebbi askan wi yëg ko
kon dinaa ko wax te bu ma toogee fii bu ñu ko deful dinaa toogaat fii ci plateau bi wax loolu mais maire woowu ma woon ni ma dañuy def passation foofu nag ma fa représenté Baye Abdou moo ma woo téléphone ni ma kaay wuyu si sous-préfet ma ñëw bi ma ñëwee toog mun ma dañuy def passation service pour kii bi te yow yaa fi représentant maire noonu la demee woon. beneen bi ci des mooy kon li Birama di wax ni ci problème mu GIE bi keroog bi ñu ñëwee contrat lan taalal di ko lire point par point mais li ñu waxoon ci problème mu GIE bi moom mi ngi fa toogoon ak ñeneen ñu bari mais li ñu waxoon ci contrat bi ñu wax foofu xaw ma ñu jóg def leneen de mais dañ ne woon GIE bi bu ñu koy taxawal waa dëkk bi ñoo koy taxawal jeunes yi dañ cee am représentant féminin yi am ci représentant mboolem association yeeg kii yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga cee am représentant ñooñu ci boppam ñooy yor session forage bi waaw te day am benn pourcentage boo xam dañ ko ci gagné boo xam ne bu ñëwee lu ca génn ci ñoom lay dem waaw bokk na ci kii boobu côté social ñoom dañ ciy yëngu emploi boo xam ne ci biir dëkk bi la nekk boo xam ne mënees na ko waa dëkk bi mën na ko ci dëkk bi lañ koy jël kooku sax posé woon na fa problème man maa taxaw comme maa fay taxaw askan wi taxaw ni loolu dañ koy def parce que boobu problème mu conducteur Assane Ndiaye li ko andi boobu ñoom dañ doon xeex bu jamono jooja Mor Diop lañ doon wax ni moom na fi jóg parce que ni mu doon seeree forage bi baaxul keroog Birama coowal Mor Diop xumb na fa yaa ngi dégg ba ne wax naan dañuy dem pour wutiwaat conducteur affaire yooyu ma xamal leen ni bépp emploi boo xam ne waa dëkk bi mën na ko ci dëkk bi leen koy jële looloo tax ñu jël entre Assane Ndiaye mi nga xam ne moo nekkoon foofu parce que loolu moo nekk ci contrat bi waaw beneen bi ci des mooy bi loolu amee muy problème mu GIE bi nga xam ne moom la Birama di wax ni problème mu GIE bi man sama xalaat li ma jàpp mooy bi ñu koy taxawal lu gàtt-gàtt rek waroon na noo informer waa dëkk bi quoi yaa ngi dégg ñu waxtaan ak ñoom ci GIE bi mën koo taxawal kon xañ na yenn jafe-jafe yi yëpp doo am parce que tamit lu ñàkk a ñàkk xam bala nuy signé benn contrat bala nuy doxal di yor session wala ñuy def seq ak Aquatech dara dinañ dem wuti récépissé indi teg comprendre wala su ko defee ñu mën a avancer liggéey ak waa Aquatech problème bu ci am di xam fu ñuy jaar ba taxaw pour régler ko mais ñoom ñii góoma ni woon am nañ kayit GIE defe naa information yi ma am dañoo déposé mais amuñu kayit GIE dit ki nag boo dee liggéey ak moom te yoroo ay kayit nu ko neex la lay traité te yooyu gis naa ni bokk na ci li jur problème yu bari ci dëkk bi. li tax nag ma jël micro bi di leeral lii ñun dañuy waxtaan pour waruñu sax di dellu ginnaaw mais dañuy waxtaan pour lu ñëwagul parce que fi nu nekk ne am nañ mënonoo dem ba ñeneen ñëw toog fi ma nekk keneen mën na fee ñëw toog fi nga nekk keneen mën na fee ñëw toog fi ngay représenté mais bu ñuy wax dañuy wax pour ëllëg yaa ngi dégg pour moytandiku yu bari erreur yi doon am yi ma doon def wala sama morom di ko def wala keneen di ko def pour bañ moo am waaw foofu la ñuy waxee moo tax ñuy leeral mais jëluñu micro pour jam kenn wala nuy ŋaañi kenn wala nuy wax kenn dara damay jégalu ci kàddu yooyu rek mais il faut ñu leeral tijji boppi nit ñi waaw foofu la ñuy leerale ni yi ni war a def nan koy def waaw di jël sunu lu nu xamul ñu laaj ko ñu ni ci tene parce que kenn du man du yow du kenn ko xam lépp fu waay mën da nekk mën nga faa am loo xam ne doo ko xam mais am na ku la jege koo xam ne xam nga ko ndax ñi lay fal am na si ñoo xam ne bu dee xam-xam ñoo la ko ëpp bu dee alal la ñoo la ko ëpp bu dee leneen la ñoo la ko ëpp mais yow la yàlla nattu dogal boobu dal sa kaw kon yooyu yëpp da nga koy bàyyi xel maa ngi jéggalu nag di baloo àq rek ni loolu rek laa amoon lu ma ciy mottali. bi ñu fi ñëwee ak engagement yi nga xamante ni jëloon nañ ko ci seen kanam. ginnaaw bi nga xamante ni ngeen respecté woon ko yéen yan démarches ngeen def. ñoom jot leen ko wax leen. waaw xam nga ñoom bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñoom boobaag léegi yaakaar naa est-ce que defagul at maanaam matagul 1 an ndax wax naa la mois de mai 2019 la loolu yàggul bi ñu ñëwee ñu waxtaan ak ñun liñ bokk na ci liñ ñu waxoon mooy ñoom dañ ni bi ñu ñëwee forage bi dañ fay fekk machine buy waaj a kuule nee nañ ñu nekk ci defaraat yooyu ba lim fa koppar yu bari ni moom lañ def pour defaraat forage yi wax nañ ni sax ci forage yi nekk ci Sénégal yëpp liñ ci defaat ci xaalis mat na 700 millions ñoom ci li ñu wax ñu ni nag loolu moom moo leen yóbbee léegi pour ñu
bala ñuy def li ñu digge woon ak état bi faaw xaalis boobu ñu dugaloon ñoom it ñu am tuuti luñ ci récupéré ñoom loolu la ñu wax. moo tax ñoom bi ñu leen waxee ci qualité ndox beeg yëpp ñu ne ñu yooyu yëpp dinañ ñëw ci qualité ndox bi dinañ ñëw ci branchement yi dinañ ñëw ci yëpp waaye nag dafa am xaalis bu ñu dugal te xaalis boobu ba léegi génnagul. kon c'est-à-dire ci baat boobu ci ngay xamee ni ñoom dañuy commercer rek comme ñoom dañuy commercer rek nag ñëw nañ ci dëkk bi fekk nañ fi ni ko Mor waxee léegi parce que loolu moom moo ci am bu ñu waxantee dëgg rek njuumte yi ñu ci def ñiin ci def ñun waa dëkk bi dafa bari parce que bu ma waxee waa dëkk bi nag mooy ñi doon yëg parce que boo nee waa dëkk bi rek xëy na waa dëkk bi ñëpp ngay tooñ mais ñi doon yëg information jamono jooju ak di dem di wuy ji di fekk ji njuumte yi ñu def dafa bari parce que tey bu ñu ñëwee rek ni la yow yaay GIE bi te GIE bi li nekk ci contrat bi mooy waa dëkk bi ñoo koy fal xëy na xaw ma lan moo leen poussé ci ñoom ñu nangu loolu mais loolu ñoom waruñu ko woon a nangu ndax tey ñu ngi nii problème am na bi problème amee léegi waa dëkk bi ñëpp ci impliqué wu kon avant problème di am waa dëkk bi yëpp ñoo waroon a yëg ndax bi ñu ñëwee ñoom ak waa Aquatech bi ñu leen laajee ñoom dañ ni GIE bi fi nekk jamono jooju dañoo am ak GIE bi problème ñoom ñu ni GIE bi fi nekk ñun dàq nañ leen liggéeyatuñu ak ñoom ba xamal ñu ni ñu am na président GIE bu nekk côté Réfane ba xamal ñu ni ñu kooku ñoom porté nañ ko plainte ba defeere nañ ko mu ni te seen waa GIE bi buñ moytuwul foofu la ñuy jëm ak ñoom ndax ñu ngi yor sunuy këyit ñu ngi yor sunuy plan xaw ma lan waaw kay bañ ñu koo jox waaw kay amel nañ ñu alal mais nungul woon a xuus ci côté boobu pour te dire ni maanaam booba biñ ñu waxee loolu ñun ñëpp dañu am lu ñu naqari parce que ñun yëguñu wax dëgg yàlla man jour keroog laay soog a yëg ni am na GIE buñ taxawaloon ci dëkk bi pour wax na ni la ñoom ay commerçant lañ rek nu ñu amee alal la ñuy wut mais liñ digge woon yooyu yëpp defuñu ci dara beneen njuumte bi mooy contrat bu ñàkk a leer parce que mënoo ñëw ci dëkk bu toll ni saaw coiffé lu mat ay dëkk ci ginnaaw fii ba ciise di naan ci forage bi ay millions di fi génn par weer ci ñuy fay ay facture ba pare ngay jël seen forage ci noonu te contrat bi tàllaluñ ko ci ñi nga xamante si ni ñoom ñooy doxal dëkk bi xëy na ñiy doxal dëkk bi chef de village mën naa am fekke woon na Mor Maar mi yi mu fekk yëpp wax na léegi ni demu fa woon ci turu maire kon dañ ko doon woo rek muy ñëw te lim doon wuyu ji sax moom dese na koo comprendre à 100% kon bu ko neexoon bañ parce que moom daanaka demoon na fa mais dafa demoon ci turu boppam te ba léegi nii maanaam dégguma benn yoon boo xamante si ni forage yi nekk ci Sénégal yëpp te ñuy ñaxtu bis bu ne ci rajo yi dégguma fenn fu benn maire jëlee parole maanaam nangu cee dugg loolu moo ma ci jaaxal sous-préfet rek ngay dégg ak borom dëkk ba mais maire ak ñi représenté maire dafa mel ni ñoom xamuñu ci lu bari te bi ñuy soog a fal GIE bi yaakaar naa Mor xam na ci dara wala Adama ñun ñi nga xam ne dañoo nekkoon ay volonté rek di volonté wu parce que ñun tamit doonuñu dara ci forage bi xëy na dañoo am suñu cawarte rek amoon suñu yéene pour defar dëkk bi moo tax jug nañ dem ci chef de village jug nañ dem kër conducteur bi guddi pour loolu ñu doon wut nan la ñuy amee benn jotaay ak waa Aquatech waaye dem nañ ci ñetti membre ci jamono jooju ñetti membre GIE bi amu ci kenn ku ñu nangoo jox numéro waa Aquatech pour ñu jokkoo ak ñoom rek ñu jox ñu rendez-vous ñu dem toog ak ñoom waxtaan ak ñoom loolu tamit wax dëgg yàlla doo ko mën a firi daal ci ñoo xamante si ne xëy na ñoo bokk benn route ñoo bokk leen lu ñuy wut parce que booba ñun ñii ñëpp amu ci kenn koo xam ni soxla nga dërëm ci forage bi mais pour lépp tege ci yoon moo ñu taxoon a jóg. ñeneen bi ñu demee ba problème am nag ci la ñëpp commencé di feeñal yoo xamante si ne xëy na dañ ko doon nëbbu démb waaye nag pour avancer rek ak tamit gën a attirer attention nit ñi maanaam ci yu mel nii bu ñu fi accès lii gën mooy li passé woon il faut ñu tudd ko pour jànge ci mais buñ ci jàngee ba pare nañ ko teg à côté pour ubbiwaat beneen page nga xamante si ni li nekk suñ kanam dinañ ci mën a jot pour li ñu daloon mën ñoo bañ a dalaat. mag mooy GIE bi forage bi day dox te amul GIE te ku ne xam ne ni GIE bi moom moo nekk intermédiaire entre population bi ak GIE bi comme jamono yi ñuy jàmbat ay factures yu métteeg factures yu cher ak factures yu jaarul yoon bu fekkoon GIE bi mi ngi fi directement da ngay dem ci ñoom mais jamono yi amoo fenn foo jooytoo loolu nag erreur la bu rëy ci départ bi parce que responsabilité dafa diis état su soxlaa dara da koy contrat boo xam ne peut-être leerul li muy njëkk a def mooy def ko en catimini njëkkantoo boo xoolee dañoo njëkkantoo ñëw woo chef de village bi muy woo Mor Maar yëpp ci tàng-tàng bi nañ signé rek dem léegi nag yow mi nga xam ne da nga accepté loolu conséquences yi day ñëw dalaat sa kaw c'est ce qui s'est passé parce que GIE bi bu fekkoon dajale woon nañ waa dëkk bi yëpp
quelle qu'en soit la situation ñu wax leen li xew mën nañoo waa dëkk bépp mën nañoo taxaw xeex bu ñu demee ba kii ba mënatuñ ci dara bu ko defee ñu xam ne ñun kat dañoo xeex mais mënatuñ ci dara mais GIE bi ni mu toogee benn instant dem nañ ba am ay problème gars yi ñëw dàq leen de manière injuste mais mënuñu woon delluwaat ci population bi ndax lañ deful woon départ bi moo tax xam nga boo seetloo Birama parfois doon naa ko wax ni ko woowaatal population bi nga toog waxtaan ak ñoom mais xam naa ne loolu day jafe ndax boo xaaree ba jafe-jafe am nga woowaat leen dinañ leen ne ba ngeen di signé ak ba ngeen di engagé wu yëguñu ko donc loolu comme jàngat la rek pour beneen yoon ñun ñëpp nag ku ci nekk secteur bi nga nekk mën nga cee tirer ay bu jafe-jafe ñëwee nga tirer ci ay conséquences pour ëllëg donc loolu c'est pas trop tard parce que ñun ñëpp ay bénévole lañ ci dëkk bi defar donc muñ tax a jug parce que ñu ngi jël ku ci nekk yaa ngi jël sa temps di ko consacrer dëkk bi mais loolu mooy suñ jafe-jafe bi gën a mag ci dëkk bi maintenant li am na ba pare nañu enclencher beneen procédure mooy lan Aquatech liñ fi expliqué yëpp nii dañuy xaar ba toogaat soog a defar échelle bi soog a defar affaire yëpp ñun loolu bu mu ñu engagé parce que bi ñuy signé seen contrat ñoo état ñoo ko signé ñun li ñu bëgg mooy ñoom ñu respecté li ñu seeni engagement mooy lan bu ñu soxlaa ndox ñu naan métti bu ndox bi ñu bañ koo yokk ñu defar factures yi baax ñun loolu lañ soxla bu fekkee loolu yi respecté wuñ ko nañu dal seen kaw waaye bi ñuy jël forage yeeg état dañoo waxoon lii ak respecté wul lii ak dañoo dépensé xaalis bu bari 700 millions loolu suñu yoon nekku ci ñun lu ñu soxla mooy bu ñu bëggee naan ndox mu sell métti bi ñu wàññi ko 250 factures yi ni mu cher ba ñëpp di ko jàmbat ñu wàññi ko def ko de manière réglementaire parce que ku ci nekk sa kër bu ñu la facturé di nga xam facture bu yanu maana ak bu yanul maana ñun yooyu lañ bëgg waa Aquatech jim koo respecté bu ko respecté wa imma état moom kenn mënul xeex ak moom parce que état bu décidé privatiser forage yëpp jox ko Aquatech mënoo ci dara nañu waxante dëgg waaye nag au moins engagement yoom yi ñu jëloon ñu jim ko respecté xam nga loolu méttiwul loolu lañ demandé buñ ko defee rek problème du am mais foo xool Sénégal gépp amul dëkk boo xam ni Aquatech jël na forage te amul ay jafe-jafe kon xam nga kon gestion bi baaxul kon nag il urge à ce que état xoolaat contrat bi koroog bi ñu demee sous préfecture poste santé bi bu ñu fa demee bi ma souligné naan loolu sous préfet mais dafa maa wax carrément ne ma exactement problème dafa am c'est ca kaw la ñoom mënuñ ci dara sous préfet mënu ci dara nee na ñoom seen problème bi ca kaw la c'est diggante état ak Aquatech te nee na nag dañuy ñëwaat revoiraat contrat yi pour xoolaat ko donc loolu mooy nekk jàmm population bi sinon population bi dañuy génn kaas seeni droit parce que situation bi ñuy dund métti na trop. waaw man de leeral bi may wax rek mooy damay waxaat ci GIE bi rek damay ñëwaat ci point Mor Mar bi man de franchement di yàlla moo tax may wax te man fen jaraluma ko GIE bi biñ ñuy wax nañ ko taxawal man de dëgguma woon benn yoon ñu ni nañu woo population bi man dëgg lay wax li ma dëgg mooy ñi doon liggéey ci Asifor bi nañ continuer former seen GIE ñu continuer ñu mën cee gis seen bopp liggéey ak Aquatech bon beneen point bi li may wax mooy Aquatech ci boppam état da koo jox forage bi mu ko joxee forage war a démarrer bi mu waree démarrer état bi li mu signé woon ak moom defu ko ñoom ñu jaali jël seen propre moyen démarrer seen liggéey mais liggéey bi dañoo dem ba ci biir càng mun ñu dem parce que foofu ñu ñëw ne leen ñoom dañoo lekk seen xaalis wallahi yàlla moo tax may wax keroog bu ma fekkoon foofu bu ma fekk woon keroog réunion bi kon dina demee neneen parce que lenn la ñoom ba am na tuumal bu ñu bàyyi ci dëkk bi ba pare retourné waat ñoom li waroon suñu diggante defuñu ko parce que ñun demandé woon ak ñoom 3 mois ba ci 4e bi waa GIE ne ma yow xanaa doo fayeeku ma dem ba ci ñoom ñu ñëw wool ma directeur bi ma toog ak moom te boo gisee sax ñun suñu liggéey dem ba yegg si 8 mois wallahi directeur bee tax directeur bi ci boppam moom woo ma toog ak moom presque tolloog ay 40 minutes ñuy wax
ñun nañ leen dimbali rek GIE bi na leen dimbali rek continuer liggéey peut-être lii société buy doog a commencé la dañoo am problème peut-être fii ak 1 an wala 1 an et quelque ñoom dinañu mën a jël dinañu mën a dox normal mais pour l'instant nañ leen jàppale. bon bi ñu demee ba un bon moment ba de 7e mois bi ñu fa demee 2 premiers mois bi xam nga premier mois bi ñu démarré teguñu ci tuuti ñu am fi benn panne bu metti amoon na fi benn panne xaw ma yéen a koy kii panne boo xam ne mex na 15 jours presque panne boobu boo xoolee ci 2e mois bi la. bi ñu ñëwee ci 7e mois bi ñu ñëwee ma ànd ak Ngagne Diop ak Jibi Malal avant ñuy dem ci Aquatech dañoo dem ba ci sous-préfet ñu ñëw tegal ko problème yëpp ak affaire bi ni mu nemee te man bi may déposé GIE bi boobu aw ma récépissé man ab reçu lañ ma accepté ñun ma accepté nañ la ku am récépissé ku am ab reçu au plus tard di nga am récépissé dégg nga accepté nañ la reçu bi nga déposé lépp loo xamante ne maanaam war na ci GIE bi rek nañ ko doxal ñu continuer bi demee bu ma am 7e mois ci 7e mois bi ma demee ci sous-préfet xamal ñu ñii pare guñu bu ngeen bëggee noppal yéen GIE bi delloo leen seen i bagage ñu daal di defaat fi délégation dem ba ci ñoom ñun dañoo bëggoon ngeen tegal ñu problème yi am lan la lu tax fayu leen ñu yéen ñun suñu gestion bi moo doxut wala dafa am loo xam ne ñun dañ ko war a def defuñu ko wala lan la ñun du leen ay situation yoo xamante li ñuy nekk di régler rek bi ñu dugg ci 8e mois bi rek lañ leen delloo ñun leen bàyyi nañu ñi la demee ñun ñu bàyyi bi ñu bàyyi ba weer wi dee woowaat nañ ma pour ma ñëw liggéey man maa nanguwut parce que man boobu suur naa parce que coow leeg ak pression bi ak affaire bi nii yëpp ni mu demee ma xool ma xam ne man lii man peut-être 25% yi ngay dëgg presque mën naa ne man mënu maa may dara parce que yow mi président bi parce que yaay def lu ne. te Aquatech xamuñu ñoom bi ñuy ñëw di ñun bi ñuy dagg contrat bi parce que contrat bi 1 an la woon. contrat bi 1 an la woon renouvelable léegi 1 an renouvelable boobu ñun ci 8e mois bi la ñu daggee contrat bi parce que ñun lu ñu doon xaar ñu fuñ ñu woo tamit dañ leen fay wuyu parce que benn ñoom amal nañu xaalis ñaar li ñu waxoon ak population ak GIE bi respecté wuñ ko man mënoo ñëw di ko ne bu doon sax sa dëkk ngay liggéey am à la rigueur mais ab société jógee fële ngay liggéey fayu la kii woo dara ba pare retourné waat ngay ñàkk say paas te ñoom ba léegi sama transport am nañu ñeen waroon nañu ma ñeenti transport yoo xamante ni transport bu ne dañ ma ko waroon remboursé wuñ ma ko ak sama pourcentage te xoolal papier bi am liiral papier bi lii mooy suñ 2e mois 1er mois bi nga xamante ni moom la ñu waroon a fay mi ngi nii xoolal exemplaire baa ngi noonu bi ñu demee ci 7e mois bi 2 mois yi moom situation boobu la ñu defal ñun am leen yóbbu boobu bu ngeen demee ci 8e mois bu ngeen ñëwee ñu fekk calcul nañ leen li ngeen fi am lépp ñu fay leen léegi nag ñu dem ba 8e mois bi fay ñu arrêté contrat bi nii la demee te itam li mu leen di mën a conseiller tuuti ci Aquatech mbir mi buñ koy xeex tamit maanaam am na loo xamante ni il faut ñu dem ci OFOR il faut ñu fay dem ndaxte gis nga ñoom problème bu ñu fa am dañ koy wax OFOR ñun tamit problème bu ñu mën am ak ñoom dañuy faut ñu dem ci OFOR bu ñu demee réclamer ko OFOR léegi nag OFOR comme que moom moo leen jox forage bi léegi ñoom OFOR moom dina leen mën a teg ci yoon waaw mais moom mbir mi moom il faut ñu dugal ci OFOR bañ def direct ak ñoom parce que ñoom déjà ñoom fu mu ne nii fii ak 10 ans forage bu fu nee ci Diourbel ak Thiès Aquatech moo ko moom parce que société du Aquatech rek moo fi nekk ci Sénégal am na yeneen sociétés yu nekk ci ay Saint-Louis ay Casamance ak feneen am na yeneen société mais Diourbel ak Thiès Aquatech moo fi ne te fii ak 10 ans forage bu fi nee Aquatech moo ko moom bu ko jëlul moo ko moom loolu moom c'est sûr waaw xëy na nag am na loo xamante ni nag boo ko waxee population dañ koy gisee neneen mais moom forage yi moom c'est sûr et certain Aquatech moo leen moom parce que état bi jox na leen ko forage buñ ci joxee moo ko moom buñ ci joxwul moo ci moom te IP dafa am loo xamante ni politique mi ngi ci biir forage yi forage buñ ci jëlul boo xamante ni jéem nañ ci xuus jëlal ñu ko rek politique nga ci biir parce que man Aquatech seen directeur moo may bu nootoo bi jour bi ñu ñëwee def délégation nar kaa jëli ministère moo ko woo ministre bi moom moo ko woo moom moo ko ne bul dem
mu ne gaa moo mun waaw mun ko bul dem mu laaj ko neem nañu wax ci suuf moom tamit mu arrêté mais moom ma xamal Noto à partir du mois d'avril bi 2018 bi ñu joxee forage yi dërëm bu fa waa Noto naan moom moo ko moom man moom xamal na ma ko parce que moom c'est déjà jeex na seen asifor yi kii bi jeexoon na waaw ñoom moom forage yi li ci des nag ñun nag comme que yàlla def na lii am na ba pare nañ xool nu ñuy wutee solution maanaam suñ problème ñu mën ko résoudre mais problème bi daal li ma ci xam lu ndaw mooy benn il faut ñu dem ci OFOR xamal ko problème yëpp yóbbaale facture yi pour erreur facture yi am ba pare retourné waat imposé leen ne force dañuy taxawal ab GIE parce que GIE bi ñàkk am GIE bi li waral bor yi am ñun li ñu daggoon contrat bi moo waral bor yi am parce que ñun commencé nañ fi ba 8 mois problème amul ñun dañ doon man bu ma nekkee président dama dañ doon fayee ko ndànk normal di dem verser normal ak ñoom mais bi ñu tàggee affaire rek ñoom ñu am problème ñoom ci la ñu Aquatech ñun bi ñu tàggee contrat bi ci la Aquatech am problème mëntuñu ñëw te ba pare jël nañ cahier yi ñu doon relever yëpp ñu yóbbu ko waaw peut-être cahier yooyu foofu sax cahier yi sax am na loo xamante ni peut-être man sax du sama domaine parce que du sama yoon mais Asifor bi rek bu leen neexoon rek mën nañ leen ci yóbbu yoon. léegi cahier yi ñu yóbbu. GIE boobu waaw lan moo nekkoon seen liggéey ak waa Aquatech. Aquatech GIE bi mooy ñoom ñoo war a di relever recouvrement yi ak facturation yi di distribuer factures yi ba pare tamit fuite bu am ñoom ñoo am droit di ko réparer. ba pare ñoom waroon nañ leen jëlal benn somme de 200 000 francs boo xamante ni dañ ko fay bàyyi caisse noire spéciale pour bu yeneen problème waaw urgent amee ñu mën ko ci kii régler waaw mais loolu tamit loolu amul woon. comme que loolu yëpp yéen a ko daa def. waaw ci wàllu facture. est-ce que yéen ba ngeen dalee récupérer facture comme nii ñu koy gisee ay facture 50 000 wala ay 100 000. est-ce que mos ngeen koo am. non mosul am facturation problème bi ci am mooy ñoom. dañuy ñëw yónni ñi ci mois bi beneen mois bi ñu ñëw yónniwaat ñeneen mais bi ci toppaat ñeneen ñëwaat parce que ñun bi ñuy defar suñu facture Njaay moo fi newoon peut-être ak Mor Njaay fu mu jaar 1 mois 2 mois 3 mois da koy maîtriser robinet boo ñëw fekkente ni yow même bu fekkente ni robinet bi sax am na problème yow da nga koy xam te man wallahi am na ñoo xamante ni yërëm naa leen fii ci xaw naa leen yërëm ci biir dëkk yi parce que xam naa ay problème am na fi te population bi seeni borom xamuñu ko parce que li tax compteur yi ñu am compteur yi baaxul amul compteur bu ci mën a dox 4 ans 5 ans 6 ans amul problème te am na ci compteur yoo xamante ni ñu ngi avancé di dribbler bu baax a baax seen borom duñ ko xam te léegi nag facture bu doon fay compteur bu doon war a fay nga war a fay 3000 mu ñëw avancé ba 8000 wala 10 000 loolu beneen problème la te loolu am na fi man relevé mais am na fi de te Njaay mi ngi Njaay dem laaj leen Njaay mi dem mi doon relevé mënoo ñëw di facture yi ba pare doo am problème yooyu nag su amee dañ ko war a résoudre te am na ci man benn robinet boo xam ne dañ maa woo kaay ma ñëw xool ko borom moom mi ngi doon fay ay 1200 la nga mais kooku moom ci ñoom la 1200 et quelque la doon fay mais bi ma demee fekk ma fa sax sax ay 99 laa fekk dafa wàcc mais problème yooyu ba pare ñoom mënuñu ko fexe ba xam ko lan moo ko waral mooy ñii yónni di relever ñoom ñoo xamul dara ñoo xamul mënul liggéey léegi nag loolu problème boobu buñ ko bëggee résoudre il faut ñu jël ñi nga xamante ñoo fi doon continuer di liggéey. dégg nga ñi doon nekk fi di facturer ñu ñëw di leen fay bu baax parce que Njaay mii ci contrat bi ñu ne woon borne bu ne 50 francs lañ lay fay te 50 francs kooku baaxul waaw ñun bu ñu xoolee ñun 375 76 yooyu la ñu amoon ci ay robinet moom la ñu amoon te léegi boo calculer sax motul 20 000 tey ñun ñoo ngi doon fay ay 23 500. boo ko bëggee fay lu manqué 20 000 du ko nangu te man nee naa leen fii ñun suñu zone bi dafa nekk zone boo xamante ni am fi xaalis dafa yomb léegi am na certaines sommes bu ngeen ko bëggee fay ñenn booy pour mën leen relever duñ ko nangu waaw mais problème bi daal buñ ko bëggee résoudre nañ dem ci OFOR tegal leen problème yëpp ba pare retourné waat imposé leen nañu samp GIE bi parce que GIE bi 1 an la woon renouvelable 1 an bi sax mutul ñu am ak ñoom ay jabi nag lu lenn mooy dañoo dem ba mënatuñu parce que weer day dee war a fay conducteur
oto yi ñu yore société oto yi ñu yore oto yi dañ leen koy jox mécanicien dañ leen di fay ñu nekk seen bureau yi ba pare ndox mi bu fekkente ni mois bu ne nga am nga ci 100 forage bu ne boo ci amee ay 150 wala 200 000 yow boo génnee say frais ñu fu fay la looy doy desee transport waaw looy doo dem Aquatech moom bu leen état bi jàkkul moom jusqu'à présent fi mu ne nii du ñu dem non moom fu mu ne nii moom bu dee dëgg la ñuy wax Aquatech mënagul dem ba jusqu'à présent ba fu mu ne nii moom mënaguñu dem. léegi ñu doon laaj ba xam est-ce que GIE boobu ngeen ko tuddee ànd déggoo de Saaw. ñan ñoo ko composé ñan ñooy membre yi. bu ne ànd déggoo de Saaw. kon xanaa xëy na mooy ancien bureau ba lay doon. waaw GIE mu tudd ànd déggoo de Saaw. waaw. léegi ñoo laaj ñooñu membre yooyu yan la. waaw population mën nañu koo xam. waaw d'accord membre yooyu mën naa ne man maa nekkoon président yal na ko yàlla yërëm muy Mati Diagne moo nekkoon vice président bi. waaw léegi Assane Ndiaye mi nekk conducteur gi moog jibi ñoom ñoo nekkoon trésorier yi jibi malal ñu jël kii nu mu tudd Ngagne Diop ak Samb Mali ak Saako non Këli monsieur booy bi dëkk Cissé Omar Samb waaw ñoo nekkoon secrétaire yi ñu jël Ousmane Diop membre la woon moo ko Rama Ba ak Rama Ba j'espère que jaxaa naa noonu lañu toll woon de waaw ñoom ñoo nekkoon bureau bi moom jëloon nañ ci waa Ciis jël kër Dembali jël kër Moodu jël Pëlg jël dëkku mag waaw nii daal lañ ko composé woon ak Daaru. waaw léegi ñoom. waaw Aquatech maanaam ñi nga xamante ne ñoo nekkoon membre bureau bi. est-ce que dañ leen a digoon ak pay chaque fin du mois. daanaka ni nga ko waxee nii. ba ngeen toogee ak directeur ba. wax nga ko mun leen nañ leen bàyyi ba si kaw ndax dañuy doon commencé. mais kon yéen est-ce que comme nga am ngeen occasion di toog ak directeur bi. est-ce que daa ngeen ko wax jafe-jafe yi askan wi. bien sûr ngeen ñu musé ci kii bi nii ci paiement bi. bien sûr Diop ki nga xamante ne mooy moom Amadou Diop. kooku man toog naa moom wax naa ko directeur bi ki nga xamante ni moo yore Aquatech Maroc benn jour tase naa ak moom tamit tegal naa ko problème yëpp waaw mais ñoom ñoo dalal sama xel xamal ma ne liggéey bi bu ma ci am benn doute waaw naa continuer veiller liggéey bi rek problème du am waaw léegi sax man moo waraloon ma xuus ñu dem ak moom ba bañ am 8 mois waaw. xam naa bu fekkente ne rek lii na rek. ñu mot de la fin. nga wax li ngay tàggatoo bi rek. waaw tàggatoo bi moom maa ngi sant waa Saaw di sant Saaw Info di leen ñaanal rek parce que franchement seen site bi baax na fi trop. parce que comme ni ngeen dajalee nii ñëw woo ma ci woo Adama woo Mor woo ma man mi ñëw di wax ci affaire forage bi ba tasaare information bi ñëpp xam ko franchement moom loolu moom kontaan naa ci bu baax a baax di leen ñaanal rek li ngeen bëgg rek yàlla na leen ki yàlla jàppale yàlla suro leen yàlla may leen jàmm. problème contrat boobu xam naa bu fekkoon ne waa Saaw waroon nañoo mën a am ay taxawaay ba jot ci contrat bi dinañ xam li ma fi wax lépp beneen bi ci des. muy li nga xam ne moom laa wax ci problème GIE bi boo ngeen laajoon ku mel ne ay Cheikh Tidiane ñoom ak ñeneen ñi nga xam ne bokkuñu woon ci bureau bi te teewe woon ko xañ na di ngeen mën a am ci li ma leen wax lu gën a leer waaw. parce que GIE bi li tax ñuy wax rek li ma waxoon léegi rek dañuy defar pour ëllëg GIE bi ci boppam moo jaarul woon yoon GIE bi ci boppam moom la gaa yi warul woon a taxawal te askan wi kii loolu erreur bu mag la. réunion yi nga xam ne moom la daa dem tamit te joxuñu woon benn information avant ñuy def passation de service erreur bu mag la bokk na ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la na am. ñoom ñii bu Birame mii rek boo xelee yàlla demoon nañ ba ci biir pour nu jot waa Aquatech sax bu problème amee Saaw problème lay doon dañuy wàññiku rek pour woo ma sax man mi nga xam ne bokkuma ci bureau bi man maa leen di jéem a jot pour ma mën a wax ak moom pour ñu mën a régler ba fii ma lay wax nii Assane Ndiaye mi fi nekk nii bu forage bi amee problème man lay woo. ba fi ma lay wax nii kon donc yooyu man ni ma ko mën a jàngate mooy uude num la gisee rek noonu la lay awale li tax may wax loolu ñun ñëpp kenn ku ci nekk da ngay am ci place boo nekk waaw fees sa place nag yombul yaa ngi dégg mais kenn ku ci nekk fa nga nekk war nga caa boole fulla ak fayda yaa ba ñëpp xam ne fi nga nekk kat yow mii yaa ngi ciy def sa kemtalaay kattan
def sa kéemtalaay kattan nag weesuwul di fexee xam li nga war a def nga def ko waaw. beneen bi ci des te li gën a garaaw mooy Aquatech man mii di wax ak yéen nii man bi leen di jiima jot nii parfois problème boo amee te nekk problème boo xam ne duñ ko mën a régler bu ma leen wooyee duñ ma jël dañuy bàyyi ba am yaakaar ne dinañ ko régler rek ñu dog laa woo yooyu yëpp ay jafe-jafe la. mais kii li muy wax ni tamit dinaa ko ci fekk si am na foo xam ne ànd naa ci moom 100% muy il faut nu jiim a xam waa OFOR ndax OFOR information yi ma am ñoom ñooy contrôler Aquatech même problème facturation yi ni def nii jaar na yoon jaarul yoon ñoom ñoo koy contrôler section bi Aquatech di def kon li mu wax noonu jar na ñu jiim a xam waa OFOR fexe am nun rencontré ak ñoom. te aussi ñun ñu rencontré ak waa Aquatech tamit defe naa mënul ñàkk parce que dina am luñ ci tiire te dina am loo xam ne moom day jariñ ndax gis naa ne tey jii boo fekk woon ji bi fi mu nekk fee ñëw gi ñëw fii njariñ la ci dëkk bi parce que ñu bari ñu ngi doon am ay factures yu métti yu seer mais xamuñu woon fu ñu koy waxee am na ñoo xam ne dañuy dem fay lu mu seer dañuy dem fay parce que gisuñu fu ñu ko réclamer te bëgguñu ñu xëy couper leen ndax loolu gàcce la ci ñoom. kon dañuy dem ñu fay ko kon donc bu fekkee ne ki nga xam ne ñëw na pour réclamation yooyu loolu day am solo moo tax yi ñuy def nii ñun buñ ko xeeb yu am solo la li may tëjee nag di sant mboolem population Saaw ci taxawaay yi nga xam ne moom lañ amal muy jeunesse bi di leen wax ni noonu la rek di sant tamit waa Saaw Info ndax occasion yi nii may pour ñuy leeral askan wi ci li nga xam ne loolu lañ xam te ñoom xamuñu ko. lu ñu leen ci sant di leen gërëm di sant sama gars yi ci leeral yu am solo yi nga xam ne moom lañ def ci plateau bi maa ngi jégalu ñëpp di baalu àq ñëpp te xam ne kàddu gu ñu fi yëkkati gërëm mu jub rek lañ ci jublu mais lu ci juum lu ci dëng rek dañ jàpp ne sunu manqué te la. ba tey rek ci yi nga xam ni Aquatech digoon nañu ko te def ko bokk na ci li ñu waxoon ni ñu chaque fin du mois maanaam ba keroog. le 1er ba le 10 dinañ ji yabal koo xam ni daf fiy nekk ci forage bi 3 jours par semaine yoo xam ni ku am leen looy réclamer ci moom ngay dem loolu tamit ñàkk koo gis andil nañu problème parce que da ngay gis koo xamante ni day dajeeg Mormar di ko jooytu facture bu seer mais Mormar lu mu xam ci facture bu seer wala man lu ma xam ci facture bu seer parce que am na ñoo xam ne facture yi sax comprendre ñu nan lañ koy calculer donc loolu moom moo jur problème bu mag boo xamante ni tamit. loolu war nañ koo régler bi ci des ci yin diggee woon te defuñu ko it bokk na ci wàllu branchement yi parce que boo xoolee Saaw tuyau bi jóge fii jëm yoonu Noto bi tuyau boobu dara baaxu si du tuyau bu ñu war a def foofu muy nit ñi di ci xëcc di dem di xëcc ci biiri kër te daanaka saa yu sànc amee côté boobu rek tuyau bi dina toj tuyau bi dañ ko bricolé ba nga xam ne dara wëratu ci loolu fuite yooyu sax dara mën na cay jaare dugg ci ndox bi nit ñi naan ko am problème donc yooyu ay problème la yoo xam ne war nañ cee dellu siwaat pour régler ñu ko bi ci des bala may kii mooy ci surtout population bi maanaam ñu xam ni wolof dafay wax ni kuy naaw say donc di wadd doo sori mais Aquatech vraiment mënut a dem ak ni mu commencé ba ba léegi wax nañ ko léegi 2 mois la yor forage bi ñu am paanu 15 jours ak yeneen boobu ba léegi juguñu ci paan juguñu ci problème yi ci gën a rëy nag mooy ñu ñuy couper courant. Senelec bu ñëwee couper forage bi digg bëccëg boo leen laajee ñu ne Aquatech dañoo yoreel ay millions te waa Aquatech mënoo leen a gis pour joytu leen loolu tamit dafa doy maanaam il faut Aquatech ñoom la état bi jox ñoom lañ joteeg état ñoom ba tax ñu ñuy bundaxataal ñun loolu suñu yoon néew ci maanaam ñun ay innocent lañ ci wàllu woowu ñoom jote nañoo ak état lan joteeg état bu ñu ko xëpp ñun askan lan woo xam ne ñu ngi fay suñuy facture di fay ni mu waree suñuy compteur toujours boo ñëwee boo ne nangam nga war a fay ki ngay fayeeku même bu amul dina leb pour fay la mais kooku nag wax dëgg yàlla bu waree naan na naan bu naanee tamit na naan ndox mu baax waaye maanaam ni ñuy maltraité ak ni ci waa population bi di souffrir loolu moom moo doy léegi nag population bi nag mu des ñoom bennoo gu ñu war a bennoo pour def face loolu te bennoo gi nag li muy laaj mooy ñu bañ a indi ay règlement de compte bañ a sulli ay xeexi démb bañ a def ay camp wala ay clan wala tamit bañ a wax ci biir wax ci biti daanaka ñu bari bu ñu ragalee di engagé wu ci xeexu forage bi mooy loolu dafa bari ñoo xam ne li ñuy wax ci kaw ak yéene ba ñu am ci suuf du bokk loolu nag du neex a xam
mais comme am na te lu mel noonu feeñ nañu gis ko gisati ko loolu moo tax ñuy attirer attention nit ñi ñu xam ne combat bi mooy naka lañ mën a jote ci forage bi jëlee ko ci loxoy Aquatech ba tegaat ko ci loxoy population bi jëlaat ko teg ko ci loxo yu wóor loolu moom mooy combat bi te yaakaar naa loolu combat képp kuy doomu Saaw sa combat la parce que avant ngay nekk membre GIE doomu Saaw nga avant ngay nekk activiste doomu Saaw nga avant ngay nekk enseignant wala avant ngay nekk maire doomu Saaw nga kon nag nañu jiital dëkk bi jiital avantage bu dëkk bi bu ñu bëggee yëf yi jëm kanam ñuy sant waa Saaw Info yëpp ci initiative bi wax dëgg yàlla di ñaan tamit mbokk yi ñu jàppale leen parce que ay ndaw yu xëy di def lii te ku ne xam na ni liñ ci war a am amuñu ko ci nombre d'abonnés yi ñu war a am rek ci YouTube bi amuñu ko te yaakaar naa bu waa Saaw doo nga abonné woon bu boobaa am ngeen plus de 1000 abonnés mais yooyu yëpp tamit ci jàpp ci liggéey bi la jàpp ci combat bi la mbokk yi jàpp ci jox leen ay publicité yu mel noonu xanaa loolu après ngeen fay média jox leen ay publicité jox leen yëpp bu ko defee ngeen mën a dem ca kanam parce que wax dëgg yàlla liggéey bi ngeen liggéey nit yor na télévision te liggéeyalul goxam loolu donc yàlla leen ci yàlla fay ñu ngi jégalu bu baax wa salaam. ni ko Massil la waxee rek population Saaw gàcce ngalaama loolu laay wax parce que respecté nañ seen engagement bi ñuy jël forage bi jël nañ ko yëguñu ko malgré tout ñu muñ ko continuer ñu toog 1 an ferme fay kenn relève wuñu fayuñu facture fayuñu dara te ñoom seen faute la ñu wëlbatiku ñëw di ñu fayloo ay arriéré de facture lu cher malgré tout population bi di fay loolu lépp ñu ngi koy muñ mais terewul Aquatech mi ngi continuer di ñu teg ay problème ndox yi di coupé ñu yoreel waa Sénélec xaalis waa Sénélec di ñu coupé ñuy paye ay pots yoo xam ne kase wuñ ko loolu lépp population bi du ko dund man dama ni dafa jot Aquatech abal ñu parce que mënatul bu ngeen gisee problème bi am yëpp partout au niveau national ngeen xam ne Aquatech dafa mënatul comme que mënatul état dafa war a jël responsabilité am jëlaat contrat bi xoolaat ko delawaat ko population parce que état bi population bi moo leen fi teg bu ñu gisee population bi di sonn parce que président toog na conseil des ministres mu interpellé ministre de l'hydraulique kon xam problème bi yëg na ko kon nag ñoom dañoo war a sévir ñu toog régler problème bi mu jeex une bonne fois pour toutes parce que mënoo jël lu doy ni ndox nga dénk ko société boo xam ne mënut a dem toujours population bi nga xam ne ñoo la fal chaque jour nga leen dégg ñuy génn ci mbedd di manifester di yuuxu ndax Aquatech di coono yim leen di teg kon nag état bi dafa war a réagir man damay ñaan man li ma bëgg mooy état bi jël forage bi delloowaat ko askan wi au moins suñu yoral ko suñ bopp gérer suñ problème bopp. beneen bi mooy même bu fekkee loolu amul tamit Aquatech bu ñu fi nekkee nañ accessible ci population bi ku leen soxla jot leen mais problème day am nga di leen woo doo leen jot man heure bu problème amee Mor Mar laay woo. mun na woote naa fee am na problème bi mujj am boo seetloo yow dama la woo nga jox ma numéro ndaw si mooy biñ toogee 2 semaines amuñu ndox te mu tombeek xam ma weeru koor dama toog waaw Roqaya ma woo ko li ma njëkk a wax ku la jox sama numéro ba yàgg mu ni ma woowaan ma dans 5 minutes ma toogaat 5 minutes woo ko mu coupé waaw réflexe bi ma am mooy ma woo Babacar Sow bu fekkee dañ laa jox yëfu askan wi yow da ngaa war a déglu askan wi parce que askan wi ñoo tax nga nekk fi ñoom ñoo lay fay ndox ñoo lay fay xaalis li ngay liggéey ñoom ñoo la koy jox kon buñ la soxlaa dañ laa war a jot surtout ñi nga xam ne ñoo la fi nekkal Birama mi ngi ci GIE bi su la soxlaa na la jot bu la Assane Ndiaye soxlaa jot la mais parfois da ngay rabaatu ci Mor Mar mu naan woo naa sous-préfet woor naa nangam loolu rek ay difficulté la yoo xam ne ñu ngi koy dund wax dëgg yàlla. population bi sonn nañ ci problème bu ñu xamoon ne bu ñu privatiser ndox mi nii lay mel wax dëgg yàlla ñu bàyyi ñu suñ forage ak na meloon mais nag c'est pas trop tard état bi jël ay décision donc ñu ngi lancé appel état mu jël décision pour que population bi delluwaat ci lañ nekkoon parce que nag ñun suñu dund jafewul am nañ ndox mu doy mais gestion bi moo manqué donc encore une fois maa ngi gërëm ñi ma bokkal plateau bi yaakaar naa débat bi riche na trop yi fi jóge yëpp xam-xam la donc di leen gërëm bu baax a baax di gërëm également waa Saaw Info comme ni nga ko waxee rek site bu jar a jàppale la parce que lii nag manqué woon na ci dëkk bi waaye wax dëgg yàlla waa dëkk bi fi mu toll mën naa ne dara umpatu leen événement bu am ci dëkk bi yéen a ngi ko def à la une di ko waxtaane kon yéen ñu jara jàppale ngeen di leen ñaan tamit ngeen gën koo yaatal rek
ci domaine yëpp ngeen waxtaan ci domaine santé domaine politique domaine yëpp ngeen waxta pour bu ko defee population bi dañu amatu lu leen ump yéen a ngi ci xanaa di leen gën a encouragé di leen jàppale ku ci nekk tamit loo leen nu leen mën a jàppale ñu jàppale leen comme ni ko Massila la waxe ay jeunes lañ yoo xam ne dañoo bàyyi seen lépp di ñëw di sacrifier pour dëkk bi donc encore une fois ñu ngi leen di gërëm di kontaan bu baax a baax di leen xamal ni plateau bi macha allah. seen chaîne YouTube Saw Info tey nag li leen indiloo di yaakaar ni li ngeen fi dégg kàddu yi ngeen fi dégg yëpp kontaan ngeen ci. di nuyu bu baax ak di sargal ñi nga xamante ni mooy ñooy nekkoon suñuy invité kanam yi nag ku leen gis xam ne yàgg nañoo liggéeyal dëkk bi combat boo xamante ni rek sumb nañ ko ci dëkk bi bokk nañ ci ñu ngi leen di jaajëfal nag di leen jox rendez-vous ci beneen émission fii ci Saw Info ba di leen ñaan tamit ngeen di abonné yéen ñëpp mboolem ku ñu suivre rek ñoo lay ñaan ngay abonné ci seen chaîne YouTube Saw Info ñu ngi leen jox dig daje beneen yoon.